ngi aju ci cadre bi ñu nekk parce que dañu nekk ci situation bu ñuy wax état d'urgence. mooy li nga xam ni nguur gi daf ko war a mën a jël bu fekkee ni toll nañ ci diggante yi nga xam ni réew mi dafa nekk ci ay xat-xat ay jafe-jafe yi nga xam ni mën na fi indi ay yàq-yàq yu mag. ci fonctionnement institution bi ci dëkk bi ñu mun doxee. dëgg la ci sécurité nit ñi ci ordre bi ak tranquillité bi su fekkee am na ay yëngu-yëngu am na ay trouble am na ay xeex am na ay dal yu ñu dal suñu ko mais tamit su fekkee ne am na ay catastrophe taw sax bu baree taw. bu baree ba bari bay yàq-yàq yu bari di faat ay nit. ngelaw bu baree ba tollu ne ni yooyu yëpp su ko góor gi nekkee ba xam ne lii kat pour mu mën ko téye il faut que mu jël yenn mesures yi daf koy jël loolu moo tax bi ñu duggee ci situation wu pandémie bi. mu nekk catastrophe bi nga xam ne yemul rek ci Sénégal te Sénégal daf ci am wàll buy ko yaatu di gën a aggraver tous les jours pour mu mën a contrôler day génn ci situation ordinaire bi dugg ci situation bu exceptionnelle mooy génn ci li nga xam ne moom la ñuy doxal bis bu nekk dugg ci li nga xam ne moom mooy gën a xatal pour que moom mu mën a jël yenn mesures yi nga xam ne dina ko permettre mu gérer situation bi su loolu amee véritablement état bi day loolu dafay justifié wu te loolu mu ngi tëdd ci benn article 69 ci constitution bi. nga xam ni dafa may nguur gi à chaque fois que réew mi toll ci ay diggante ay xat-xat ay métit mu mën a jël disposition pour mën a ko gérer mën a mobiliser force yëpp mën a mobiliser moyens yëpp pour mën ko gérer. alors mais duñu gis démb dafa xaw a andi rek lëndëm ci kanamu nit ñi est-ce que tey jii yoon maye na boobule dogal ku ko sàmmantewul ñu dóor la parce que ñu ngi koy wax démb ministère de l'intérieur wax na ni nag bu fekkee boobu dogal dëppoowoo ak moom wala dogal bi defoo ko am na ay daan ñu mën a teg sa kaw maanaam kaso wala ñu jël amaan ci koppar teg la ko. est-ce que dóor yi tey jii permettre na ñu def ko. waaw effectivement il est bon ñu poser boobu question ndax li xew dañ koy regretter rek dañ naan bu doon suñu sago du am parce que ak réer la ci ñi nga xam ni moom la ñu jox responsabilité wu ñu taxawu réew mi taxawu askan wi ci situation wu état d'urgence bi. kenn warul dóor kenn yoon mayewul même ci cadre bu mel nii yoon mayewul nit permission pour que muy dóor yeneen nit. di exercer ñoom ay violence ku nekk ak ni nga kii ni damay pes kii ni damay dóor yar kii ni damay loolu xam nga ni yoon organisé wu ko. nekkul ci kaw benn yoon effectivement yoon teg na ay daan mais li mu teg ci ay daan mooy bu ñu ko jëlee ba pare ki nga xam ni respecté woo ko da nga def délit. te yoon dafa may déjà ki nga xam ni sax même boo fekkee respecté nga ko te xalaat na ni yow mii indi nga xat-xat yoon dafa may ay pexe yu nguur gi ak yoon war a mën a jël pour que yow ñu am lu ñu teg ci sa kaw. li ñuy teg sa kaw nag mooy li ñuy wax privation de liberté mooy comme yow da nga def infraction comme dans l'ordinaire. ñu jël la làq la jant bi. dëgg la wala comme yow da nga def infraction comme dans l'ordinaire ñu am ay daan yuy teg sa kaw pour nga fay xaalis. mais boobu yooyu bokkul ak di wër ci mbedd mi ku ñu gis ci mbedd mi ñu dóor la. parce que kii dóor moom day sanctionner directement ça veut dire que moom moo gis li mu lay tere mu sanctionner la directement te juge doxul ci diggante bi. benn mesure bi nga xam ni dañ ni application wu loi bi maye na ko doxul ci diggante bi. loolu du lu jaadu. day am nag ay réer yu mel nii parce que li fi nekk yëpp daf ñu bett ñun ñëpp su réer yu amee day am ay rëq-rëq yu ciy tegu su amee nanu ànd corriger d'accord ni lii ngeen may laaj. xam ngeen ni jaaduwut. lii keneen ku lay wax ni jaadu na itam xam na ni jaaduwut mais tamit su amee ba noppi nanu reculer waat xoolaat nan la ñuy démarrer waat loolu appel bu ñu war a def ñi nga xam ne ñooy encadrer troupe yi. parce que suñ ko deful dafay dénaturer mission bi. li nga xam ni moom moo tax ñu def couvre-feu da koy dénaturer dugal ni ci beneen débat wu ay dóoraate bi ceci cela te loolu mën na ñàkk. su amee tamit alkaati yi ak police gendarme yi ak ñeneen. li ñu war a apporter ci mission bi nga xam ne mooy xeex coronavirus bi. dañ koy forcer parce que dañ leen di gisaat feneen fudul ci mission boobu dañ leen di gis ñuy dóore ak di def leneen. alors loolu ku nekk war nga prêter attention pour ñu changer comportement yi indiwaat leen que
ñoom li ñuy xaar ci ñoom li état bi xaar ci ñoom li askan wi xaar ci ñoom ñu doxale ko noonu réer nag mën na am ci benn fan j'espère que ce soir du amati. alors commissaire ñi nga xam ne nag ñoo def jëf jooju muy takk der yi dellu si waat nga ci say kàddu ne amuñu droit dóore waaye ku tegg yoon war nañ la mën a tegaat ci yoon tey jii est-ce que ñooñu am na lu leen mën a fekk ñoom it ci wàllum yoon. reprendre cette question ñooñu bu fekkee ñi nga xam ne dañ doon dóore muy takk der te yoon tey jii mayewu leen ñu dóor ñi nga xam ne ñooy citoyens yi naam sax dëppawuñu ak dogal bi nga xam ne teg nañu ko. est-ce que tey jii ñooñu mën na leen poursuivre pour ay délits maanaam li nga xam ne moom la ñu def muy bavure policière. waaw bu fekkee ni da ngay laajte ni est-ce que ñooñu nga xam ne ñoom ñoo def loolu yoon mën na dal ci seen kaw loolu ngay laajte. waaw effectivement bu fekkee ni ñoom seeni kilifa gis nañu loolu déjà sur le plan disciplinaire. yoon daf leen di fekki nu mu leen di fekki jee. dañu leen di taxawu ci sur le plan disciplinaire c'est-à-dire ci biir kuréel yi ñu bokk dinañ leen yemale jël ay daan teg seen kaw loolu ne vous en faites pas bu kenn xalaat ni dañ leen di bàyyi ne rek ñu dem ni ngeen koy gisee di ko métti lu noonu lañ koy gisee ci biir koor yi ni kii kat def na lu mu warul def na rëq-rëq kooku immédiatement dañ koy arrêté. wuute bokkul nag ni ki nga xam ni li mu def dal na ko ci yaramam. kooku su fekkee ni daf ko bëgg topp mën na ko topp. pour ni man ñii kat bi ma demee guddi nangam diw def na ma lii. cadre état d'urgence du indi autorisation wu def lu yoon mayul kenn mu def ko. loolu la donc réponse yi ci am yëpp sur le plan disciplinaire dañ koy teg ci seen kaw ku ko def dinañ ko teg sa kaw. sur le plan légal yi tamit su fekkee ni tooñ nga man ma xalaat ni danga ma tooñ damay dellu siwaat wax ak yow ci loolu laay wax ak yow ànd ak yoon lu mu la war a daan mu daan la ka. y a aucun problème particulier état bi fi mu nekkoon mu ngi fa ba léegi. corps yi fi mu nekkoon mu ngi fa justice fi mu nekkoon mu nga fa ba léegi dara changé wul ci loolu. boo remarqué dañuy wàññi ñi ko def ci ñi nga xam ne ñoom lañ déployé woon ci biir Sénégal yi ay junni nit lañ déployé. mais da ngay wàññi ay ñaar fukki nit yi nga xam ni def nañ loolu ñu wane seen vidéo ay fanweer ñu def nañ ñu wane seen vidéo mais ñooñu ñoo tooñ kenn yebalu leen pour ñu defi loolu. ñooñu nag nañ leen reprendre en main comprendre ni comme loolu mën na am suñ ci taxawul tey su ëllëgee téeméer dinañ ko def ñaar téeméer dinañ ko def junni dinañ ko def loolu mooy indi mu dénaturer mission bi. il faut que ñu reprendre leen en main pour que ku nekk def sa liggéey normalement. moi je crois que suñu taxawee foofu ñun ñëpp dinañ comprendre rante lii premier jour la ci fëxandoo bi. il faut que ñu gis ay anomalies yu mel nii mais j'espère que dès tout à l'heure wala déjà ñi nga xam ne ñoo leen yilif gis nañ loolu. gis nañ ko ci réseaux sociaux yi gis nañ ko feneen wax nañ leen ko dinañ ci taxaw immédiatement. d'accord commissaire ni nga ko waxee léegi ay junni nit la ñu déployé ngir ñu assurer li nga xam ne moom mooy sécurité bi waaye gis nañu police gendarmerie ak ni ko njiitu réew mi waxee muy militaire. ñëpp dañu génn rek ngir def li nga xam ne moom mooy seen liggéey pour le respect des gestes et barrières. ci suba si couvre-feu bi yamul rek ci suba si waaye ci li nga xam ne ay ndogal yu ñu jël la. maanaam oto yu surchargé yi wala yi nga xam ne waruñoo def transport yi def transport nu jëm ci surcharge yi oto yeeg yi nga xam ne ay ndogal yu ñu jël la ndax yooyu takk der yi ñu ngi koy defee seen liggéey nu mu waxee par suba si ndax bu ñu waxee suba si it xam nañ ni am na luy xew te it nit ñi dañuy dem ak a dikk. waaw ci li nga xam ni moom la takk der yi war a def ci suba si nii. ci li nu gisagum ñu ngi def seen liggéey pour que mesures yi nga xam ni mooy accompagner transport bi. ñu mesures yooyu ñu mën ko respecter parce que suñ ko respecté wul dara du jàll. dëgg la ñu ngi koy def nit ñi ñu ngi ñëw dem bi ak dellu si bi gën na yéex mais nit ñaa ngi dem ak di dellu si j'espère que dinañ ci gën a taxaw farlu ci ba liñ ciy wut tamit ñu am ko du question dem beeg dellu si rek. mais sécurité biñ ciy wut ñu am ko distance bi nit ñi am si war am seen diggante yi tamit distance boobu nekk fi ba virus bi du mën a jóge ci nit dem ci beneen nit. ba milieu de transport yi du infecté wu. comment dirais-je encore ba virus bi mën ci des na itamit nag léegi ñu topp ko ba fekk ñi nga xam ne dañu yoroo auto transport ba suñu jeexalee journée ñu mën a régler seen jumtukaay ba jumtukaay boobu ñu wóor ni wéral nañ ko setal nañ ko ba day am chance bu tuuti pour que virus mën ci des je crois que suñu doxee noonu dinañ mën a am résultat bi nga xam ne moom dañ ciy xaar. d'accord sama dernière question rek dafay ñeel li nga xam ne moom mooy village yeeg yenn recoins yi nga xam ne sori na lool ci Sénégal. ndax ñooñu ci couvre-feu bi la ñu bokk parce que dina am foo xam di nga fa dem waaye doo fa gis takk der. waaw couvre-feu bi c'est ci territoire bi yépp la.
takk der yi même bu fekkee ni sax am na endroit yi nga xam ne soo fa demee doo leen fa dul fekk dafa am benn aspect bu ci nekk ñoom dès que nga jox leen instruction ni lii mooy doxalin bi tey dañu koy organiser jël seen ay matukaay jël seen ay moyens taxaw indi seen ay nit taxaw ci biir loolu ñu am nag moom la ñuy exécuter mission bi te dañ ni c'est sur l'étendue du territoire donc man maa ngi supposer que ni suñu utiliser li ñu am xam ni fi ñu nekkul yi tamit war nañ fa mën a àgg dinañu mën a déployer wu mu ngi ci taxaw ba noppi mais di yëngatu di dem di dellu si tas ba def maillage bu yaatu mais tamit ci biir maillage boobu ngay yëngatu foo war a feeñ nga feeñ foo war a taxaw nga taxaw ko néew ma ni dinañ matal fu nekk mais l'essentiel dinañ ko def ba fu ñu war a taxaw au moins benn yoon tey village bu leen gisul tey xamal ni su subaa digga leen gis ku leen gisul ci suba xamal su ngoon digga leen gis parce que loolu mooy seen rôle il faut que ñun ñu investir ci confiance boobu mais tamit xam ni comprendre ni li ñu leen wax suñ ko deful ni ñu ko war a defee ça veut dire que seen participation ci régler problème bi du mat donc ñoom ñu ngi si et je suis persuadé que ni zone yi nga xam ni melul comme Dakar nga xam ni mën nañu def maillage bi facilement ndax ni situation su force de l'ordre di nekkee zone yooyu yi tamit dañu am seen ay réalité à chaque fois que besoin taxaw pour que ñu def maillage ñoom dinañ taxaw dinañ génne seen ay pexe dinañ génne seen ay stratégie pour def maillage bi loolu moom y a même pas de doute là-dessus et citoyens dañu am seen part de responsabilité yi tamit ci respecter couvre-feu yi mooy déjà soo nekkee ci benn localité nga bañ fa jógee su fekkee ni zone rurale la nga bañ a jóge ci village bi guddi naan damay dem seetaani taaxuraan ci village bële wala damay dem seetaani leneen fële nga reste sa village ci biir village bi tamit ku nekk am mat bu toll ni nga mën a téye sa bopp ci sa biir kër parce que respecter couvre-feu bi comportement la ci individu bi d'abord balaa alkaati bi ñëw di taxaw su fekkee ni su alkaati bi ñëwee taxaw rek couvre-feu amul wala ceci cela nit ñi duñu xam lan moo leen fi indi ça veut dire que mission bu difficile lay doon parce que benn citoyen donc du participer ci exécuter consignes yi nga xam ni moom la ñu teg pour que ñu mën a xeex feebar bii service d'ordre yi dañuy nekk fi rek pour que nit ñi xam ni kat li état bi wax ni moom lay def moom taxaw na ak ay jumtukaay ak ay nit ak ay pexe pour que ku ko respecté wul ñu jaarale ci yoon mais nit ñi ak force de l'ordre yi ñoo bokk responsabilité boobu force de l'ordre yi fu ñu war a teg seen tànk incha allah dinañ ko fa teg. d'accord commissaire ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax laata ngay tàggatoo rek nga lancé benn message de sensibilisation à l'endroit des Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers Senego TV. Merci beaucoup may ñaan d'abord citoyens yi tey jamono daf ñu woo ci dal ak comprendre ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. La preuve kenn ci ñun mënul wax ni dina mucc ci feebar bi commencé président de la République ba ci ki gën a suufe ci situation donc ñun doon war a taxaw manko nekk benn xam ni xeex bi benn la ñii bañ a jaar fii jaar fële mel ni ku ci amul benn responsabilité suñu bokkee responsabilité bi lu bari dina yomb suñu bokkee yi tamit xam ni mucc gi suñu mucc la ñun ñëpp lu bari dina yomb ñi nga xam ni ñoo yore administration yi dañu yokk seen taxawaay ci li nga xam ni moom la ñuy accompagner population yi ci situation bu difficile bi particulièrement ñi nga xam ni ñoo yore takk der yi ak ñoom seen dama leen di ñaan ñu gën a matal seen taxawaay parce que lu ñu juum ci li ñuy def rek day tax mission bi nga xam ni moom lañ leen confier du àgg yàlla nañu yàlla yóbbu ci lii ñu topp ko ba mu jeex ci réew mi ba nekk ay nettali. D'accord. Yaa ngeen jëf. ñu ngi lay jaajëfal bu baax commissaire. Merci beaucoup.